asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ni dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy déglu ci seen chronique bi nga xamante ni ñi ngi leen koy defal fii ci États-Unis d'Amérique ci jàppandalu rajo bi nga xamante ni moom la ñuy wax sunu kër FM nekk fi nga xamante ni mooy Californie ci dëkk bi nga xamante ni mooy Los Angeles. xam ngeen ni temps yëpp nag ñoo ngi woon fi nga xamante ni rek mooy naawel nag indiloon nañ leen li nga xamante ni moom mooy taarixam waaye dañ leen woon taarixu naawel mënuñu ko indi te ñëwuñu waat ci li nga xamante ne rek mooy histoire bi nga xamante ni moom moo nekk fi nga xamante ni mooy dans le Saloum. ñëwoon nañu tuuti nag ci waxtaan bi nga xamante ne rek mooy histoire bi nga xamante ni moom moo nekk Saloum waaye doon leen wax ni nag Saloum mënuñu ko bàyyi rek ci histoire boo xamante ni maanaam dañuy indi li nga xamante ni mooy taarixu sëñ Bousso Bousso ak ki nga xamante ni mooy Gédel Mbodj bi nga xamante ni sàkk woon na mu ñaanal ko pour doon buur ba mu doon buur. xam ngeen ni Gédel Mbodj doon na buur fukki at ak juróom-ñaar di leen wax ni Gédel Mbodj moom xam ngeen ni mi ngi daanu fi nga xam mi ngi tëdd fi nga xamante ni mooy Korki waaye mi ngi jóge woon fi nga xamante ni moom mooy Kawoon. di leen wax ni nag li ma doon wax histoire Saloum mënuñu ko indi te aussi indi wuñu liggéey bu rëy bi nga xamante ni jàmbaarul islam yi def nañ ko muy ñu mel ne ñi nga xamante ni mooy Maba Diakhou Ba. xam ngeen ni en 1865 def na xeex bu rëy bi nga xamante ni def na ko ak ñi nga xamante ni mooy nasaraan yi waaye loolu yëpp di dugg ci xeex bi nga xamante ni ñi yoroon diine l'islam li ko commencé ci Mamadou Lamine Dramé au Bundu jàpp ko Ahmadou Cheikhou Ba au Foutayu Jolof jàpp ko ci suñu maam El Hadji Omar Foutiyou Tall jàpp ko ci ñi nga xamante ne rek ñoo yoroon diine l'islam di xeex nga xamante ni particularité ñooñu nga xamante ne ñoo doon xeexal diine l'islam mooy ñoo xamante ni dañu bëggoon société bi tegu ci règle yoo xamante ni mooy règle yu normal di leen wax ne nag ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo xeexoon Maba Diakhou Ba def ci jouer rôle boo xamante ne bu am importance la moom mi nga xamante ni moom ak njabootam dinañ ci ñëw tuuti. di leen wax ne nag xeex yooyu nga xamante ni yoo xeexoon nañ ko au Saloum dafa amoon ñaari noon yoo xamante ni sëriñu Saloum yi dañu jàkkaarloo ak ñoom dañu jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni gëmuñu yàlla muy ñu ngi leen di wax les païens ñuy aristocratie bi waaye aussi dañ jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy nasaraan bi nga xamante ni dañu bëggoon a dugal Sénégal ay valeurs yoo xamante ni bokkul ak valeuru Sénégal bokkul ak valeuru l'islam. donc ñaari noonu yooyu la Maba Diakhou Ba dajaloon fi nga xamante ni moom mooy au Saloum. Maba Diakhou Ba nag def ci liggéey boo xamante ni bu am solo la bu am doole ndax xam ngeen ni 1865 Maba Diakhou Ba nee naa leen xeex yi mu mëne ak tubaab yi waaye Maba Diakhou Ba aussi accueillir dans le Saloum ki nga xamante ni mooy Alboury Ndiaye ak ki nga xamante ni mooy Lat Dior Diop suñu héros national te mu mérité ko te xam ngeen ni booba yombul ndax tubaab yi dañ ñu ko woon dañoo dàq sunu naat ba mu dugg ci sa tool wala ci sa kër wala ci sa domaine ñu bëgg nga delloo ñu sunu naat mooy Lat Dior mu bañ résister ba xam ngeen ni Maba Diakhou Ba xeex yi mu def yépp ba nga xamante ne la bataille de Pathé Badiane ba vaincre ki nga xamante ni moom mooy Pinet-Laprade ak xeex yi Maba Diakhou Ba def ba fi mu daanoo Somme en 1867 ci daanu bi nga xamante ni nee naa leen tubaab yi dañ ci dugal seen loxo dañ ko suuxlu waaye tubaab yooyu ko suuxlu nag ñoom ñoo doon suuxlu xeex yi nga xamante ni yépp moo doon am au Saloum moo tax ma ne leen mënuñu waxtaane naawel te delluwaatuñu fi nga xamante ni mooy liggéey bu rëy bi nga xamante ni Maba Diakhou Ba def na ko au Saloum. waaye xam ngeen ni Maba Diakhou Ba bi mu daanoo Somme en 1867 maanaam njaboot gi dafa séparé wu dafa divisé wu xam ngeen ni ki ko xamante ni moo ko doon woon mooy Mamour Ndari Ba di rakkam waaye xam ngeen ni Mamour Ndari Ba dafa mujj a dem ba am ki nga xamante ni mooy problème ak ñaar muy Birane Cissé bi nga xamante ni moo doon le chef des armées doon ki nga xamante ni mel na ne armée bi moom la ñu déggaloon te ngeen xam ni def na ay xéewal def na ay performance yu rëy rëy ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy Maba Diakhou Ba waaye aussi xam ngeen ni aussi ki nga Sayer Mati Ba aussi di doomu Maba Diakhou Ba di taawam aussi jubóowul woon ak ki nga xamante ni mooy nijaayam di Mamour Ndari Ba li ko waral nag ay raison yu bari la xëy na dinañ ci ñëw ci beneen page boo xamante ni dinañu ubbi histoire yooyu am na ay problème mu famille mais aussi am na ay problèmes yoo xamante ni problème d'influence donc Birane Cissé Mamour Ndari Ba Sayer Mati Ba
ñoom ñëpp ku ci nekk da doon revendiquer li nga xamante ne moom mooy héritage yu Maba Jaxu Ba nga xam ni dem nañu ba nga xamante ni ay alliance day am dinañu dem sax ba Gédel Mbodj def alliance ak ki nga xamante ni mooy Birane Cissé pour dal ci kay nga xamante ni mooy Sayer Matiba waaye luñ ci mën a wax ñoom ñëpp mérité nañu li nga xamante ni moom lañ doon def waaye Sayer Matiba doon na koo xamante ni il a donné sa vie dafa joxe lépp loolu moo waral tey ji mu tëdd fi nga xamante ni moom mooy Gambie conflit yi mu doon am ak Gédel Mbodj mi nga xamante ne moom moo dalaloon ki nga xamante ni mooy sëñ Bousso bi Bousso wàññiwul dara ci li nga xamante ni mooy jàmbarte Sayer Matiba boom bi nga xamante ni dafa bañoon loolu moo tax tey ji mu tëdd ci terre bi nga xamante ni moom mooy Gambie ndax bi ñu jëlee Gédel Mbodj jëlee li nga xamante ni mooy protectorat Saloum def ko ci protectorat li nga xamante ni mooy français Sayer Matiba ak ñooñam bokkoon nañ ñi nga xamante ne ñoom dañu bañoon ñooñu nga xamante ne dañu bañoon danañ ci boole suñu maam ji nga xamante ne mooy sëñ Abdoulaye Niass nga xamante ne mooy jur waajuru Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass doon bañkat nekk ñeenti at yoo xamante ni nekk na ko Gàmbi ba xam ngeen ni fi nga xamante ni fi la retourné waat ñëwaat fi nga xamante ni moom mooy Kaolack suñu maam El Hadji Abdoulaye Niass bokkoon na ci mag ñi nga xamante ne aussi dañu bañoon la pénétration coloniale def guerre armée xam ngeen ni fii nga xamante ne tey jii moom la ñuy wax le lycée Abdoulaye Niass bu Kaolack man fa laa jànge te ñu tuddee ko xam ngeen ni foofu daje na fa ak le lieutenant Cléré français xeex fa xeex bu metti donc buñ ko tuddee lycée boobu champ de bataille la woon boo xamante ne suñu maam El Hadji Abdoulaye Niass def na fa xeex bu metti di leen wax ni nag en résumé ñi nga xamante ni ñooy suñu sëriñ si dañoo def xeex bu am solo pour taxawal l'islam yombul woon ci ñoom parce que ñi nga xamante ni ñooy païens yi wala aristocratie bi dañ daan def loo xamante ni lu yéema la wax naa leen keroog la bataille de Nandjigi en 1855 Ndaama Kumba Mbodj li mu defoon ci Birama Diop ñëw dugg këram jël ay arne fasam teg ko ci li nga xamante ne mooy kaamilu alxuraan yi ba xam ngeen ni loolu nee naa leen ba mu doonee buur ci la ñëwaat fi nga xamante ni mooy Nandjigi pour njaay leen ci ajjuma boobu nga xamante ni mooy ajjuma bi massacre bu rëy boobu waaye aussi xam ngeen ni Bigué Ndiaye aussi bi mu doonee ki nga xamante ne mooy roi de Saloum li mu defoon aussi doon na loo xamante ni jëf joo xamante ni la jëf ju metti la mooy maanaam jël sëriñ si nga xamante ni ñëpp dañ jóge woon Kaymoor mu jox leen ci lu ñu xamul yàpp mbaam ba pare jox leen vin rouge ñu naan ko ba pare waaye xam ngeen la ko sëriñ sa waxoon ba nga xamante ne xam nañ ni daf leen jox sàngara ba pare jox leen li nga xamante ne mooy yàpp mbaam lañ ko waxoon yow day doo doon buur wala boo doonee buur doo taxaw nga xamante ni Bigué Ndiaye boobu xam ngeen ni ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak moom muy charlatan yi muy ñi nga xamante ni païens yi la ñu gëmuñu woon l'islam dañ ko yow yaay doon buur sëriñ si xaaj ñi nga xamante ni ñooy effectivement ñi nga xamante ni ñooy païens yi maanaam ñi gëmul woon l'islam amoon ay saltige yi ñoom itam daal di xàcc ni ko di nga doon buur waaye mel na ni sëriñ si wax moo am ndaxte Bigué Socé Ndiaye boobu buur la doon fukki fan ak juróom benn la ko doon maanaam balañ koy introduire faatu na di leen wax ne nag l'islam doon na loo xamante ne sunu mag ñi dañu joxe li nga xamante ne mooy seen doole waaye dañu joxe seen xam-xam joxe seen lépp pour taxawal l'islam ci réew mi donc laaj na bu ñu ñëwee Saloum di waxtaane naawel ñu rendre leen hommage incha allah dimanche bi di ñëw dinañu ñëwaat ci li nga xamante ne rek mooy apport bi nga xamante ne soxna Asta Walo Mbacké def na ko foofu nga xamante ni mooy naawel di leen fàttali naawel soxna Asta Walo daara la fa yoroon di jàngale nee naa leen produit yi mu génne fi nga xamante ni bu doon industrie ñu ni produit yu génne maam Jaara Buso ak ki nga xamante ne mooy sëñ Buso bi Buso doon na ay produits yoo xamante ne lu rëy la incha allah dimanche prochain dinañu ñëw ci loolu waaye dañu bëggoon préciser wàlla ne ubbi leen page bi nga xamante ne moom lañ leen ubbil ci l'islam ci Saloum di leen sant di leen gërëm di jaale sunu way dawlu yépp yi nga xamante ne wàcc nañu liggéey ci semaine bii sëñ Jili Mbàkke bu Daaru Salaam mais aussi Mouchine Iyane Thiam boobu bi nga xamante ne maamam sëñ Massamba Thiam moo jàngaloon ki nga xamante ne mooy Mamatu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba fii nga xamante ni waaw mooy fi nga xamante ni mooy au Jolof donc yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw waaye aussi di leen jàlle suñu xarit koo xamante ni dañuy jàngandoo université liggéeyandoo muy maître Omar Diallo di avocat à la cour nga xamante ni moom dafa def malaise gaañu foofu nga xamante ni mooy tribunal bu Dakar li ñu mën a sedd ci moom di jullit bu baax di ko gëm l'islam yàlla na suufu Cees sedd ci kawam sunu mbokk yi lii moo doon seen chronique di leen jox rendez-vous incha allah dimanche prochain ci kattanu sunu borom jërë ngeen jëf.